tey ak légèreté. La légèreté est devenue, je dirais bien, un mode de vie. Avec ces lifestyles, vivre relax, vivre free. Alors que ça cache beaucoup de dangers. Parce que lu nekk dayo bu mu àndaloon dañ ko xañ. Mais tam est-ce que pour voyager loin, il ne faut pas plutôt voyager léger? Ñu am ñaari problématique yooyu ci pureté ak légèreté. Moi je fais pas l'étude, suñu ñett sang yi ñoom ñoo koy def. Ki ci jiitu muy Ablaye Ndione war ñu ko jàngatal ci gis-gisu alxuraan, keneen ki war ñu ko jàngatal muy Mouhamadou Lamine Sembène ci gis-gisu bindu mag ñi, ki ci mujj muy Mame Cheikh Ahmed Tidiane Ba war ñu ko jàngal selon les sciences sociales. Si bu ma leen bàyyee yu nuyoo ba pare day ànd ak question, xam naa ñu jàll rapidement ci suñu deuxième intervenant. La question qui suit day nekk benn continuité question bi jiitu. Waaw am na ñoo xam ne ci li diine jàngale ñoom tënk nañ ci dund ko ba nekk ci ay champion, ñooñu Sembène fan lañu jaar? asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñuy nuyu suñu kilifa Seyid Cheikh di ko yóbbante nuyoo ci kilifaam. xëy na mu ngi laaj cadre champion yi mu tudd fi ñu jaar ñoom, parce que ni nga jugee sax continuité bi nga tudd ginnaaw bi nga tuddee Oustaz Ablaye li nga ko laaj ci cadre alquran ak ñun li ñu laaj ci cadre champion yooyu noonu, loolu mooy continuité bi te góor gi mu ñu ko jàngal bu yàggul. ndax li alquran wàcc bu woon ñoom duñ ko dégg, te itam non seulement ñoo tax ñu dégg ko, mais ñoo ñu jox mode d'emploi bu mën a tax mu mën a tëppoo ak sunu ay réalité. moo tax champion yi bëri nañ, ni ñu wuutee ci nombre noonu la ñu wuutee ci siècle ak époque yi nga xam ne ci la ñu feeñ. gannaaw ba nga xamee nag ñoom ñëpp ci philosophie alquran wala ci xikma alquran la ñu tibbee, kenn ku nekk selon fi nga toll nga jàngale. du opportun trop ñu def seen ñu revisiter ñoom ñëpp par benn ku ne li nga indi. dañuy yem rek ci ñi nga xam ne ñoom la ñu yàlla boole ñu war ñoo jariñ te ñu xam ne ñoom itam ci ñoom la ñu bokk. loolu moo tax suñu réponse bi ñu lay indil dañ koy tënk rek ci li ñu jàng ci suñu daara, parce que cadre pureté bi nga wax, xam nga nit ñi ko yàlla bindee amul ku dul boroomam. te niñ ko jàngee woon daaw ci collège bi, nit lenn la soxla muy yàlla, c'est le besoin bi nga xam ne moom la nit war a soxla moom dong. mais yàlla boobu su ko amul wala dëppoo ak moom fan lay mujj. moo tax nag mu waajalal la condition yi mën a tax yéen ñaar seen diggante mel ni mu war a mel, te condition bi li ci ëpp doole mooy pureté bi nga wax. mais ci naka xam nga daf ko def jox ko 3 dimensions, jox ko yaram, jox ko xel, jox ko ruux. yaram fii la dëkk ci lu ñu wax, ruux la ñu wax ne moom mooy lié nit ki ak boroomam. moo tax bu bëggee juboo ak boroomam, bu bëggee pureté boobu noonu mu am ko, il faut que li góor gi waxoon mooy ruux mu am nu muy bale, muy yaram, muy xel. balayage boobu moo leen di may ñoom ñu mën a jaar wala boog ruux mën a conditionner seen évolution. li tax muy conditionner seen évolution mooy ñoom si ñoom waxtaan bi war nañu dem ba dëppoo ak ruux, ba ruux li mu am mu jox leen, ñoom itam li ñu am ñu mën a jox ruux parce que fii lay dund. loolu dafa am nu muy feeñee ci nit ki, mooy am na yoo xam ne yu yàlla di tere, yu yàlla bëggul ci jàmm. kenn ku nekk yaa ngi góorgóorlu di xeex ak sa bopp pour bañ ko def. ñi ci egg dëgg-dëgg soxlaw ñu xeex ak seen bopp pour bañ ko def, dañ ko mënatul. parce que balayage bi ruux di def réussir na ko ba conditionné na yaram, conditionné na xel. ñoom ñëpp ànd nañ dëppoo ak moom ci benn projet. moo tax am na loo xam ne mënuñu ko, mais bu ñu demee ba nga xam ne balayage bi dafa am défaut, foofu la problème bi di nekk. te mooy ruux gis na ne yaram mayu ko fu mu balee, xelit mayu ko fu mu balee. bu ko defee mu jàpp ñàmburam bàyyi leen, légèreté daal di dugg. légèreté bi ni muy manifesté woo mooy nit ki nga wax sànq, lu nekk dayo bi mu ko waroon jox du ko jox. li koy waral mooy yenn saa yi ñu ne absence de conscience, yenn saa yi ñu ne négligence, yenn saa yi ñu ne insouciance. yooyu yëpp di daje day tax ba amul dara lu muy jël ba wutal ko dayo, yoonam nekkatu ci.
lenn lu nekk lu ko passion am wax lu ko envie am jëme si loolu lay nekk. ñu gis ci nag lu tolloog 3 volets wala boog 3 types yu ñu mën a tudd ci légèreté boobu. am na légèreté boo xam ne ni ñu ko jàppee c'est une légèreté absolue mooy nit ki amatul frein amatul gêne ruuxam décroché na bu yàgg yaram bi nafs bi mooy conditionné lépp li mu bëgg ci ay envie bu amee envie woon bëgg si jëme nit ki xel mi ràbbal ko ci cadre lu logique te rationnel lan mooy légitimer envie boobu noonu mu foog ne jaadu na su ko defee boobu frein amatul c'est une légèreté boo xam ne nit ki amul lu koy wàññi ci moom wala muy légèreté boo xam ne c'est une légèreté déguisée te mooy nit ki xam na ne warul verser ci légèreté mais am na lu ko envie wam jëme mais su boobaa mën na ko rafetalal boppam ba nga xam ne du admettre ne légèreté la mën na ko layal. beneen bi nag mooy légèreté boo xam ne càggante lay gën a nuru ñu tuddee ko légèreté dévalorisante te mooy li nga daan def te di si wut pureté légèreté bi ñëw rax si ba nga xam ne boo ko sacralité bi mu laaj di nga ko négliger te doo yëg ne yaa ngi koy négliger. ci loolu nag alquran indi si sax ay exemple bi ñu si gën a jege mooy bu julli mais dinañ ci ñëw mais ci cadre pureté boobu ak légèreté bi ba léegi ñu laaj mag ñi ba léegi naka la ñu réussir mais ñu contextualiser ko si au jour le jour bi nga wax sànq ak lan moo tax au jour le jour. xam nga am na ñuy xalaat góor gi sax mës na ko indi ci ne démb nekkul mënatoo ci dara ëllëg ñëwagul li am solo ci yow mooy sa instant présent ci lan nga mën a nekk te loolu bokk na ci li koy firndeel li ñu maam di wax la jafeelul dara wala boog yàlla du jug si def jéem a def contact ak nit demul fenn mu ngi fi yow rek lay xaar ban moment ngay jox loolu importance am si conscience bi ci war def effort bi ci war loolu moo lay mën a permettre nag su boobaa chaque jour nga xam ne opportunité baa ngi fi opportunité wu gën a jege sama borom mu ngi fi nan laa fexe ba exploiter ko ñu noonu lañ jàpp si au jour le jour bi noo koy mën a liggéeyee. ñaar gis nañ ko ci ay outils yu ñuy mag ñu jàngal benn bi mooy baat bi arab yi di wax muraqaba beneen bi di muhasaba bis njëkk mooy il faut que ngay surveiller sa bopp à chaque instant à chaque moment et chaque jour di surveiller say intention di surveiller say pensée di surveiller say acte ba xam benn bu ci nekk ndax yàlla nga ko delloo wala sa bopp nga ko delloo ci lu la neex yooyu ñoo lay mën a permettre moo xam acte de dévotion ngay def muy julli noo koy situer ci ñaar yi moo xam dooy jëflante la ak nit naka nga koy situer ci ñaar yi moo xam kàddu koy waxante ak nit naka nga koy situer ci ñaar yi moo xam fi ngay xëy dafa liggéey jee nan nga fay dundee sa pureté nan nga fay dundee sa légèreté ak nan nga fay moytoo légèreté yooyu noonu soo ko toppee bokk na ci technique bu am solo bu ñu mag ñi jàngal mooy en fin de journée nga évaluer sa bopp te mooy nga dund lu maam di tuddee moment de vérité te mooy nga jàngat sa bopp ci paramètres yi ñu fi tudd nii boobu ba léegi benn bu ci nekk lan nga ci def lu dellu ci pureté lan nga ci def lu dellu ci légèreté mais moment de vérité la ñu wax il faut que su boobaa nga honnête ak sa bopp bañ a nax sa bopp ci sa bopp bañ a protéger sa bopp wala protéger sa confort de pensée ci te boobu noonu boo ci remonté sa bopp mën nga ci am résultat mag ñi ba léegi pour jàppale la ci góor gi mu ngi koy indi ci philosophie mag ñi bi mu indi depuis ci cheikh te mooy taxaara bi nga xam ne dafay dellu ci du'a ak salawaat ndax am na loo xam ne peut-être yaa ngi jéem yaa ngi jóg yaa ngi daanu def loo mën bu teyee nga juum bu subaa sir quotidiennement noonu lay demee mais am na lu la yàlla may ci foo mën a rattraper woo am na lu la yàlla may ci foo mën a reconnaître li nga nekkee fas yéene bu bees tëral programme bu bees yonent bi teg la loxo balayage bi mën di nekk loo xam ne dafay effectif loolu indi ci point bi ñu laaj ñaan baal ñu wax asalaamaaleykum. jërëjëf grand laay ñu jàllaat ba léegi ci Lamine Sembène maam Cheikh Ba dafa tudd sànq la pureté de la matière mais qui parle de matière aussi parle de corruption la dégradation de la matière mu mel ni Seydi Hadji Malick dafa théoriser lu nduroog dégradation progressive des valeurs bi mu nee jikko yu bari dañ leen jël ci waat loolu ban jàngat lañ ci mën a apporter. waaw li nga xam ne moom la
moom nga indi te Seydil Hadji Malick jàngale ko ci dégradation boobu noonu nga xam ne moom la jikko yi di am xëy na mu ñu ko xalaatee rek suñu xel day fàttaliku lii Seydina Cheikh waxoon ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci moom di ñaanlu lan la ñuy ñaanlu mu ñu ne na leen Cheikh ñaanal yàlla defal leen istiqaama bi mu wax ci alquran suratul fatiha mais la moo tax Cheikh wax leen radiallahu anhu al istiqaamatu fi hada al waqt gayru mumkin na leen istiqaama bi ngeen di ñaan même si mu ngi ci fatiha chaque jour ngeen tari ko bu ngeen di julli ihdina siratal mustaqim nangami yoon par jour di ñaan booy ñaan chaque jour nga ñëw ci kilifa gi di ñaanlu ba léegi dans le même sens mu ne la bu ci sonal sa bopp ñaanal yàlla mu defal la qabul xëy na ñun foofu li ñu fay dégg mooy buñ ko boolee ak aaya bii di wax ne jamono génération bu ñëw ñi nga xam ne ñooy mujj ñëw dañuy gën di rakaaju ñi leen jiitu woon te suñu borom dara rëccu ko moo sàkk moo teg moo créer condition d'évolution yi xam fi yëf yi di tàmbalee xam fi yëf yi di yem dégradation yeneen yëpp dara réeru ko dara rëccu ko dara jaaxalu ko ci kon est-ce que situation bi mën na nekk luy chaotique ba mu jeex donte le ma ginnaaw ba nga xam ne Maodo wax na ne ak nu mu mën ci demee yàlla du fi jóg loolu mooy li nga xam ne mooy rassuré te mooy gannaaw ba yàlla du fi jóg te sànq yaa ngi tudd alxuraan yaa ngi tudd mag ñi ñoom ngay jël def leen seen ay repère ndax suñu borom ku muy yebal ci jamono dina fexe ba nga tolloo ak niveau jamono boobu noonu nu yàqu-yàqu toll yow mi mu yónni pour nga xettali waa jamono noonu lay yemale say capacité say compétence ak sa ay dayo moo tax yàlla du fi jóg boobu foofu nga koy déggee mu nekk sa repère tëralal la fi nga war a jaar selon fi ngay dundee moo tax Cheikh waxoon loolu ay njabootam keneen ku ñëw ginnaaw Cheikh mën na la tëralal fooy jaar loolu mooy li nga xam ne mën na la rassurer ginnaaw li nga xam ne moom nga wax ngeen baal na ak merci beaucoup